bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média kenn dal ak jàmm bon appétit ak bon boulot yooyu yëpp mën nañ leen ko wax ndax xam nañ ne ñii ngi seen kër waaye ñii ngi toog ci bureau yi dinu seetaan ñuy toog seen boolu añ kon war naa mën a ne ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax nuyu mboolem kilifa ci biir kër gi jiital ci sunu PCA directeurs yi ak personnel bi yëpp macha allah. ñaanal leen gudd fan bu ànd ak wér ñu ngee ñaanal itam ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaan yàlla defal leen jàmm bu baax a baax dolli leen jàmm sax la ñuy wax macha allah ñu ngee ziyaar itam xalifa généraux yi bu baax a baax a baax 18 safar yi lañu jëm moo tax Mami Linguère gis ngeen ko mi ngi toog ndax jamono bi moom bu jotee rek macha allah dootul xam fu mu féete te daf ñu ko wàll tabaarakàlla ñu ngee ziyaar ñëpp dugg ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di masalu coono ña nga xam ne ñoo fa nekk ñaan yàlla mu wéral leen bañ a tëral kenn sàmm ñu itam ñi nga xam ne ñooy acteurs yi di yëngu ci wàllu santé ñeneen ñu ñuy nuyu mooy ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw natt du wees yàllaay dogal lu ko neex waaye lépp lu mu dogal ci ñun yàlla nay càngaay rek macha allah bërëb yooyu ngeen ne yàlla na ngeen gaaw jóge fa ba doxi seeni ay activité yàlla na ko yàlla def ñu ngi fàttaliku suñu way jur yi baax yi nga xam ni dañ leen a teel a ñàkk noonu laa koy waxee rek saa su ne doyaluñ ñu woon ci ñoom mag ñu baax ñi fi jóge yàlla na yàlla tas ñu ci seen barke yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe macha allah dal leen ak jàmm 88 la 628 22 22 88 628 04 05 Ajaratu Linguère salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wax nga dëgg dëgg nga ne nelawatuma. waaw xam naa ko. seet naa lépp. non damaa toog démb di commandé ba 3 heures du matin jékki-jékki ne waaw man mii est-ce que nag gër naa nag est-ce que du ma def. walla màggal gi kenn mën na bés si Cheikh Ahmadou Bamba lu ci waay deful da nga koo amul. te lu ci waay def am ko juróom fukki yoon ba téeméeri yoon mami macha allah. li ma rëcc mooy lu tax ma yeex koo commencé màggal. allahu akbar fukki at ak juróom nangam yi yëpp. lu jot yomb. ndeysaan. waaye yal na yàlla barkeel ñëpp. amiin ya rabbi. ñëpp dem ak jàmm te yoon yi ànd ak dal. amiin 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 amiin. am lu ñu fa taxawee. amiin amiin Diop. sellal ko takk masque yi. incha allah góorgóorlu ci bu baax a baax. wallaay. doon nañ daan doo rek ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaar yi day ëllëg sama maam yàlla na mat leen suñu mande la daf koy jaloore ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal suñu maam suñu soppe maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram tas ci barkeem amiin amiin Diop laay yàlla na yàlla yokku leeram amiin amiin moom Cheikh Mouhamadou Bassir yan bi woyof lool amiin ya rabbi. li waral ñuy ñaan loolu mooy ñoom ñooy kenn mbaar mi ñun bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek ka leen fa bàyyi dëgg kon luñ fi gën a yàgg rek suñu njariñ lay doon ndax réew mi yaatuwul ñun ñi ko dëkkee bariwuñ kon luñ ci jàmm doyul waaye noonu la ñuy ñaanale yaay déggal mu dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di wax nag joyeux anniversaire bi ma koy wax kan la Serigne Soye bu Mbàkke moom Cheikh Mamadou Murtada moom Cheikh Abdoulaye Lahat ndeysaan doom bi sama xarit bi sama lépp ndeysaan Soye bu dundal ba énervé ba lay sa loolu amiin waay. amaat mbégte bu baax nag ci toogoon démb ak maître ma soxna kan waxtaan wi am solo ñëpp di ko waxtaanee waaye jàpp naa ne tey ku bëgg a dégg ku bëgg a xam lan mooy économie toog nañu ak ki nga xamante ne nii boo tuddee rek économie wu réew mi sa xel ci kan lay dem Moubarak Lo ñu koy wax naan ko Gaydel ko jëkkumba Yàlla ko jëkkumba Séré ko jëkkumba Daara ko jëkkumba Mame Diagne ko jëkkumba Anta Seck ko jëkkumba dalal ak jàmm ndax man bëgguma nga noppi de. Gaydel Xuja Kumba. Séré ko jëkkumba wallaay Yàlla ko jëkkumba macha allah rek Anta Seck ko jëkkumba tabaarakallah ko jëkkumba say ba neex na ba dee macha allah. géwéli bambara bi dafa waxoon nee na. boo déggee bu ñu tuddee kenn nga yëngu dafa fekk nga bokk fenn ku bokkul fenn bu ñu tuddee keneen sa dara du yëngu tabaarakallah macha allah Diop. Inspecteur. waaw yow itam da nga mel ni dañ laa dikk ab séddee wala. sa tuubalam bii di mel ni da ngay waaj a am ko waajal màggal wala takk nga woon. non waajal màggal gi rek mami mi ngi koy wax. dëgg la waaye bu leen fàtte ni sëñ bi dafay tere greffage ak. dëgg ak yokk ay xefa. yokk wee. yokk ay yooyu noonu rek yokk yi rek yokk yëpp rek sëñ bi da koy tere nañ ci bàyyi xel bu baax. dëgg la waaw léegi déet booy wax fu la dooree di non damay xam dama leen koy fàttali rek. waaw sëñ bi moom fi mu kii baax na lool. yokk greffage yeeg yokk xef yeeg. yokk wee yeeg yokk daal sëñ bi da ko fay tere. ne léeg-léeg soxna yi dañuy zaayire ba bëgg a dee. bàyyi ma ruube rek waaw yokk bi daal. waaw macha allah. waaw yokk bi waaw foofu moom nañ ci sévère yokk googu sëñ bi tere. nañ ci sévère bu baax a baax a baax. ñiy contrôler affaire bi nañ ko contrôler bu baax a baax. de man waxuma la de dama nii. waaw mais soo ay moom tànku nen lay def takk ndigg li
moom kay maa ko fekk ñëw man nag ma toog biir këram di jël àddi yi waaw amoon naa fay taalibe jikko yëpp laajoo ma ban jikko ci daax ban ci amee taalibe ñoom jikko taalibe waaw moom dafa rafet moom soo ko fekkee waaw kër ga moom ma nga dafa takku rafet rek macha allah waaye man nag soo ma fekkee sa kër sëñ Bas doo ma xàmmee de dëgg la dafa jaadu waaw dafa jaadu foofu kër sëñ Bas moom waaw yàlla na fi yàgg te wér amiin yaa rabbi waaw ñu ko ziar bu baax a baax di ziar kilifa diine kilifa aada yëpp di ci jiital seen Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér amiin di ziar waa Pire Sañoxoor gi yëpp sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Mboup ak Baye Bardo Dieng ak notable yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di dalal jàmm kii nga xam ne moom moo di Lo Moubarak économiste bu mag bi dëgg la ñu fas yéene tëj émission bi tey ci wàllum dund gi wax nga dëgg nga ni nañu woo Lo Moubarak xam naa ni invité nga ku jara invité dafa jaadu macha allah te invité nga ko yor caabi te mën a tëj lii ñuy waxtaane mu tëj ko waaw kon tey lañ koy tëj macha allah dañuy màggali di waaw baax na lundi kay ñu dem lundi man sëñ bi nee na ma lundi yal nañ ko teewe nag ay déwéni déwén am na ñu fi newoon daaw doo supporté li ma wax te tey waaw supporté sëñ bi lan nee na man lundi naa fekk Touba yow laa àndal man kay loo bind da ngay demaale sax yow waaw man mii damay dem bëggoon naa topp Marie Xemes dem Touba waaye waaw ma ngoog bismillah loo ñu ngi kontaan ci dalal la lu jiitu tey sax daan nañu dégg sa ay waxtaan moo waral woote bi tey ndax li ñuy waxtaanee xam nañ ne mënuñu koo tëj mukk te waxuñu ci wàlli économie macha allah nga xarañ ci loolu tabaarakallah ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér di la bismillah ci waree waaw maa ngi leen di gërëm ci invitation bi di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp axañ kay ma ngoog Ndoye Bane ñun de ñu ngee jooy nee nañu article yi cher nañu fan la économie bi toll ñenn ñi di wax ne contexte bi moo tax cherté bi am ñu bëggoon yow ci sa xalaat nga wax nu lan la exactement est-ce que Covid bi comme ni ñu koy waxee Covid à bon dos est-ce que Covid moo ko waral wala ñun ci suñu bopp daal est-ce que ku mel nii waaw war na mën a ne ci réew mi waaw chaque jour ñuy def émission ci dundu gu cher gi kii nii am na jaar-jaar d'accord ci ko commencé ci président Abdou Diouf liggéey na ak Habib Thiam liggéey na ak Mamadou Lamine Loum liggéey na ak ay premier ministre yu bare ci dëkk macha allah ba yàggul dara ministère de PM fii premier ministre am na benn lu la fa nommé woon maa doon économiste en chef waaw foofu noonu yàggul dara de nekkoon nga adjoint directeur de cabinet bu président de la république sa xam-xam màcc jëm ci wàllum économie kon sama laajte bi juumu ma sànni ma ko mbalit moo tax ma daal di xëcc laaju Eva bi waaw toftal ko ci ku mel nii nu muy nekkee ci dëkk bi te chaque jour ñuy jooy wàllum dund gu seer gi bon en tout cas suñ ma ko dénkoon dund gi dana wàññeeku suñ ma ko dénkoon man yow mii waaw bu ñu la ko dénkoon mu wàññeeku waaw bu ñu la ko dénkoon mu wàññeeku na ma yaayor njëg yi dana wàññeeku njëg yi fooy jaar ay wa bismillah xam nga lu tax ma wax loolu ñu bala nga nuyoo ndax soppe yee ngi lay seetaan maa ngi nuyu ñi seetaan ñëpp di leen wax ne li ñu yëg yëpp ñun ñu ngi koy yëg ndax ci réew mi lañ bokk dëgg la xëy na ñu ngi Dakar waaye li ñuy wax xel picc mee ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf dëgg daanaka koo jël ci Sénégal am na fu mu dëkk dëgg la man Njàmbur laa dëkk muy Louga waaye tamit dëkk naa ñoom rek sama yaay foofu la cosaanoo ba tax na daanaka weekend bu ne foofu lay dem maa ngi doon tooñ Ndoye Bane léegi sax naan ko chaque weekend danaa jaar sa dëkk ma koy tooñ sax ñaambi ja danaa ci jënd waaw day jënd ci ñaambi ji yóbbaale ma yóbbaale dama koy def sax waaw maa ngi koy wax sax ne est-ce que mën nañoo dem Pire te doo jaar Thiès di ko tooñ donc li askan wi yëg ñun ñu ngi koy yëg ndax ci biir askan wi lañ bokk dëgg xam nga 2012 wala 2011 dañuy def campagne bi Macky Sall di bëgg a jël réew mi man maa yoroon stratégie pour wàññi njëg yi man maa ko yoroon man maa daan dem ci télé yi di ko expliquer di ko xalaatal ba gis nga bi mu gañee njëg yi dafa daal di wàññeeku waaw actuellement li am ba am Covid bi am na ci wàll
ah d'accord waaw dama lay expliquer lu tax Covid bi am ci wàll. xam nga soo jëlee lu mel ne ceeb. waaw. wala nga jël lu mel ne sukkar. wala nga jël lu mel ne diwlin. wala nga jël lu mel ne meew yi. xam nga yooyu la ñuy gën a soxla. ci yi ñuy jënd bitim réew. yooyu yëpp daanaka bitim réew lay jóge. fi ñu toll nii li gën a jafe mooy nga jënd ba pare am bato bu la ko indi. waaw bato yi ci boppam moo bëreetu. dëgg la. ba tax na coût fret bi dafa yokk. dëgg la dafa yokk bu baax. ñaareel bi aussi am na produit yoo xam ne dafa am ay événement yu am ay dëkk yu mel ne Inde wala Brésil. waaw ba lañ daan am amuñu ko. c'est vrai looloo tax njëg yi daal di yokk. dëgg waaye bonne nouvelle bi ma la indil. moo di. mooy ne ñetti weer a ngi nii ci gannaaw wala ñeent njëg yi tàmbali na wàññeeku ci àdduna bi. ñetti weer ci ginnaaw. waaw njëg yi tàmbali na wàññeeku. waaw soo jëlee ceeb mi ngi wàññeeku wala céréales yëpp ñu ngi wàññeeku. d'accord soo jëlee diwlin mi ngi wàññeeku. fan lay wàññi ko. àdduna bi yëpp. man kay xanaa Sénégal boobu. maa ngi ñëw. soo jëlee diwlin mi ngi wàññeeku meew yi ñi ngi wàññeeku. sukkar moom moo wàññeekuwul sukkar mi ngi continuer di yokk. lu tax wàññi gi ak seegul ci Sénégal xam nga commerçant su demee jënd par exemple prix yi tàmbali na wàññeeku mois d'avril depuis avril soo xoolee courbe yi dafa tàmbali wàcc c'est-à-dire soo xoolee courbe xaw ma nu ñu koy wax ci wolof wër-ngër gi waaw day yéeg mais depuis avril mi ngi wàcc waaye xam nga njëkk voilà xam nga njëkk dafa am fu bari fu muy jaar. fi muy njëkkee waxee prix yi mooy fi ñuy wax bourse mondiale yi. xam nga ni bourse amee ci xaalis noonu la ko amee. ci li ñuy consommer ci pétrole ci ceeb ci yëpp. d'accord yëpp dafa am ay marché. yoo xam ne dara nekk fa ay këyit ki ordinateur rek a fa nekk. foofu la ñuy njëkkee déterminer prix bi. d'accord. suñu waxee prix bi ba pare muy wàcc nag di dem ci ñiy def négoce au niveau international muy ñëw ba ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay ñi importé doog a ñëw nag léegi ci importateur bi ñëw ci grossiste bi et cetera léegi importateur boobu xëy na su prix bi wàññeekoo ca kaw du am immédiatement impact parce que dafa am lu ñuy wax stock mooy ñi leen di jaay aussi xëy na ñu yoroon na négoce xëy na prix yañ jënde woon il faut ñu jéem a évacuer ba mën cee génn doog a mën a appliquer prix yu bees yi donc yooyu yëpp day am en cascade moo tax mais normalement ci sama xalaat fii ak ay weer balaa yàgg prix yi war na wàññeeku ci Sénégal waxuma rek yam fi mu yam mooy lu jëm ci ceeb parce que ceeb fi ñu toll mi ngi 310 ñun bi ñuy ñëw ci nguur gi nekkoon na 250 waaw 250. waaw loolu la woon. dëgg la donc yokk na 60 francs loolu il faut mu wàññeeku. ñaareel ba diwlin war na wàññeeku. meew war na wàññeeku. ak yi ànd ak meew. sukkar daal lañ amagul pexe. moom lañ gis ne mi ngi continuer di yokk ci àdduna bi. très bien. est-ce que kon gisoo ni kon état bi. Ndoye Bane ma di la xamal ne la mu wax léegi ni ma ko dégloo. mu wax ne dafa am bateau yu doon ñëw mënatuñu ñëw ay jafe-jafe am na et loolu soo ko continuer woon laaj ba ci ñi nga xam ne dañu nekk ci wàlli textile ñun dañu koy dund xam nañ ci dara garniture amatul tissu bu baax amatul et moo fi nga am ko day marché dafa jafe lool dafa jafe lool te lu jafe cher waaw effectivement waaw lu jafe cher mais est-ce que du kon état bi dafa war a teggi taxe yi ci produits yi jógee à l'étranger bon yaakaar naa état def na ko ba pare. teggi yëpp produits yi jóge à l'étranger. bon xam nga bul fàtte ne aussi état ci suukar si rek la teggi tànkam de. non même soo jëlee lu mel ne blé. wala yooyu yëpp def na ci effort. am na yu bari yu mu daan jël taxe wàññi na ko. mais bul fàtte ne état ci taxe lay fay salaire. état su demee ba bàyyi taxe yëpp dootu yor dara. li koy dese mooy taxe yi muy jël ci salaire yi. ak taxe yi entreprise yi fay. te moo tax
adduna li am solo mooy équilibre mooy na def effort waaye bu mu dem ba dootu yor dara. waaye nag marché bi Sénégal li mu yokk dafa dem sax ba prix yi kenn gisatu leen njëg yi produits yi kenn gisatu leen. am na temps yoo xam ne sukkar amatul. ba tey jii yaakaar naa am na tension. sukkar bi ñuy wax sukkar bu mokk. dafa mel ne dafa jafe Dakar. am na ñu naan ay spéculateur la am na temps boo xam ne compagnie sucrière ak commerçant yi ku ne mi ngi wax yow yaa indi problème bi loolu nag dafa laaj arbitrage u état. d'accord. xam nga sukkar ci boppam cas boobu rek lay jël. dañoo am benn compagnie boo xam ne. tey sama doom daf ma laaj lu ma jaaxal. dañ doon ndekki mu ne ma. mu jaaxal ma parce que tey la ma ko mas a laaj mu ne ma mais lu tax sukkar benn société rek moo koy def ci Sénégal. amul keneen ku ko concurrencier. waaw ma ne ko yoon moo bind ne. waaw. soo bëggee def sukkar. waaw. da ngay dem bayi li ñuy wax ñambi sukkar mooy canne à sucre. waaw da ngay dem bay ko. xam nga soo demee. plantation boori Richard Toll. dëgg la. foofu yëpp ay toolu ñambi sukkar la. c'est vrai. soo ko bayee ba pare xam nga loolu ay milliards la. te day laaj ay années yu bari balaa ngay préparer suuf si bay ko. soo paree nga indi léegi usine boo xam ne mooy jël ñambi sukkar bi def ko sukkar bu xaw a roux sukkar roux lañ koy wax ndax sukkar suy doog a génn du weex. dëgg day xonq sukkar dëgg sax day xonq sukkar bi gën ci yaram sax mooy bu xonq. dafay beige. am na ñoo xam ne waaw mooy bu beige. waaw xaw a marron bu clair. waaw ñu gën a bari. ñoo xam ne dañuy xool seen wér-gu-yaram sax sukkar boobu la ñuy jël. dëgg la soo paree nag doog ci dafay produit chimique. mu nekk lu weex. weexal ko. xam nga loolu soo demee yeneen dëkk beneen modèle lañ jël. mooy ne yow mën nga jëw nga importer sucre roux bi. mooy sukkar bu xaw a beige boobu. xam nga soo demee dëkk bu mel ne Brésil. waaw. ku mel ne Ndoye Bane xam naa xëy na laal na tuuti ci commerce. waaw. wala laaloo ci commerce. man kay laaloo ci dafa commerce. déedéet. waaw commerçant bu mag. waaw. mën na dem Brésil. jënd fa conteneur sukkar bu xaw a beige boobu. nga xam ne dafa xaw a marron tuuti. def comme café au lait. voilà soo ko jëndee indi ko Sénégal. nga traité ko mu nekk sukkar bu weex. waaw nga jaay ko daf ko wutal ko foo ko def. xam nga loolu question de choix la. Sénégal nag depuis temps wu Senghor. dafa jël benn société rek ne ko dama lay protéger daanaka kenn du la laal am na temps boo xam ne sax moom moo daan jaay sukkar mooy jëli sukkar bitim réew. kenn yow mii soo demoon jëndi sukkar bitim réew soo ñëwee dañ lay arrêté. am nay temps crime la woon nga dem jëndi si état daf ko defaloon lu ne. bi ñu demee ci ay 94 jëm 98. ci lañ dakkale lool. léegi nag ñu ne dindi nañ loolu nga xam ne mayoon nañ ko nga xam ne moom rek moo amoon droit indi sukkar. ñu ubbi léegi. ku bëgg léegi wuti sukkar mais nag dañ cee taxe yoo xam ne. yow mii soo demoon bitim réew jënde sukkar ñeent fukk. yaa ngi may dégg. bu baax. nga ñëw ba Sénégal ñu tegal la ci taxe. waaw. dañ lay wax ne yow jëndewoo sukkar bi ñeent fukk dañ naan la juróom-benn fukk nga ko jënde lu doy war a ngo. dëgg la metti na. ndax dañ naan la soo ko déclaré ñeent fukk. suñ ci appliqué taxe da nga koy amee lu gën a tuuti. di ko compagnie sucrière di jaayee. kon comprendre nañ li ngay kon wax pour protéger compagnie sucrière dañ lay wax yow prix bii nga ko indee ci Sénégal appliqué ci taxe bi su ko defee yow mënoo ko jaayee lu yées li ko compagnie sucrière di ko jaayee. man yàgg naa wax sukkaru Sénégal parce que soo demee Mali wala Gambie wala Mauritanie ñoom ñëpp ñoo ñu gën a yomb sukkar. daanaka ñoom juróom-ñeent fukk. monsieur Lo ñoom liñ ñu gën a yomb dafa mel ni dafa bare nag de. parce que man dama wax ni boo gëstoo tuuti di téléphoné di laajte. ne leen yéen seen carburant lu ngeen koy jaayee ñu tontu la. c'est ça nga ñëw fii nga laajte foofu da ngay gis ne xale yi dañuy kii ci pétrole. c'est ça da ngay gis kenn mu ne la man am na station keneen. yooyu yëpp dañ koy gis pétrole moom dans la sous-région. en même temps il faut être prudent sur produits pétroliers. oui am na dëkk yoo xam ne.
da ngay dox ba ci mbedd mi. nga gis ku taxaw. wax nga jaay la Sénégal nanguwul lool. waaw mais pétrole lu tax mu cher Sénégal. si moo ci bari. carburant. dañuy wax souvent waa Mali fii la ñuy jëlee njëg yi. fii la ñuy jëlee pétrole yóbbu ko Mali. waaw mu gën a yomb Mali. dafa fekk ñun suñu état dafa choisir teg taxe yu bari. ci pétrole da ciy am xaalis bu bari. courant bi boo demee dans la sous-région ñun cherle nañ. bon courant bi moom tàmbali na wàññeeku. te parce que courant. xëy na ma àggale ci sukkër bi ba pare. donc sukkër bi ak loo ko man di indee. mënul gën a moins cher sukkaru compagnie sucrière. moo tax man ma daan wax sukkaru Sénégal mën na wàññeeku fanweeri dërëm xam nga fi ñu toll nit ñi ngi la koy jaayee téeméer ak ñaar fukk. fanweeri dërëm. waaw mënoon na am en tout cas avant c'est-à-dire sukkar boo liggéey ci biir réew mi. war na mën a jaar juróom-ñeent fukk. kilo. boo daan jëlee bitim réew balaa crise bi am. waaw war na woon na mën a jaar juróom-ñeent fukk. waaw loolu laa wax. alors que nit ñi ñu ngi koy jëndee téeméer ak ñaar fukk. loolu nag li ñu protéger CSS moo indi loolu. ba tax na donc su fekkee yow da nga bëgg sukkar wàcc. ñaar nga mën a def. ban ak ban. benn bi mooy da ngay jox CSS juróomi at ne ko léegi. su la neexee sax jox ko fukki at waaye bul ci dellu gannaaw nga ne ko léegi may naa la fukki at yow nee nga. man nga Sénégal luñ soxla ci sukkar nga jox leen ko. may naa la fukki at soo ko deful. lépp loo joxeetul ci sukkar commerçant yi laay jox ñu jëli ko. fi ñu toll nii CSS day jëndi sukkar bitim réew. ni ko commerçant yi jënde xam nga kooku day tax doo ko encourager. mu produire ci marché local bi. parce que da nga leen di séddale. li manque yi man nag pour encourager ko da nga naan ko fii ak juróomi at laa la may. su fekkee ne mataloo li ma soxla. lépp loo matul commerçant yi laa koy jox ñu jëli ko. ñaareel ba aussi ñu ne ko may nañ la juróomi at su juróomi at yi weesoo. commerçant bu ëndeeti sukkar ñeent fukk laa koy déclarer. d'accord c'est-à-dire sooy nàmpal xale. xale day fer. ñun ñiy jàng économie. am na ñu ñuy tuddee les industries naissantes mooy ay usines yoo xam ne dañuy doog a judd loolu dañ koy jàngale ci économie foo gisee ñu protéger entreprise day fekk entreprise buy doog a judd la. mooy état day dugg ci dëkk bi day dugg ci benn filière boo xam ne bu bees la. te amagul doole. suñ bëggee léegi production nationale am doole dañuy protéger entreprise yi ne ci biir réew mi moo tax ñu yëkkati taxes yi wax bu kenn ko indi fii et cetera. mais nag loolu daa war a dakk dafa war a am période boo xam ne nit ki war nga ko mën a nag néegi fer jot na nga demal sa bopp donc loolu ci li war a tax njëg yi wàññeeku yaa ngi wax compagnie sucrière mais soo jëlee yeneen produit aussi c'est-à-dire lu jëm ci diwlin par exemple bi nga yégee ne ci àdduna bi tàmbali na yokk doo bàyyi ba mu ne këtt ba ne jon c'est-à-dire il faut ñuy développer le sens de l'anticipation. mooy xam nga donné man mi économiste la waaye statisticien la adduna bi am na ay base de données yoo xam ne soo fa duggee lépp lu xew ci àdduna bi da nga koy gis loolu nag da nga ko war a surveiller doo bàyyi ba mu ñëw ba nga xam ne nit ñaa ngi sonn tàmbali génn ci mbedd yi di wax ngay doog a régler problème bi donc même keroog wax naa ko ci benn yaakaar naa seen journal la sax l'observateur nee naa nañuy anticiper mbir yi mais bu ñu bàyyi ba mu kii ñetteel ba aussi marché bi na leer. maanaam. waaw xam nga fi ñu toll nii commerçant yi naan compagnie sucrière làq sukkër si. compagnie sucrière ne commerçant yi làq sukkër si man de su ma nekkoon ministre du commerce. dana leer day leer. ndax ñun ñu ngi naan pénurie bi am dañ ko planifier. dana leer parce que yooyu c'est-à-dire am na enquête yooyu def. périodique. dafa am produit stratégique. lu mel ne diwlin. waaw sukkër. waaw ceeb ñett yooyu. waaw à tout moment. war nga xam stock bi ñu ne ci biir réew mi. produit social ak fan la nekk. ndax parce que ñi ko fi indi bari wuñ. waaw diwlin. waaw diwlin. waaw
ñi ko fi indi ci biir Sénégal bariwuñ xam nañ leen. waaw ñooñu da nga war tout le temps di xam seen situation. mangoog li nga wax amal nañu solo lool ñu kontaan lool nag ci waxtaanam ndax bi Covid bi soogee am dañu doon jooy di ragal ne ñun stock bi ñu am du doy. waxtaan boobu jot nga ko dégg. waaw loolu moom heureusement demeewul noonu parce que. xam nga produit boo xam ne nit ki daf ko soxla pour lekkam. àdduna noonu lay doxee mooy tant que am na ñu bëgg a jënd. d'accord. toujours am na ñu leen di nangoo jaay. te tamit dëkk bi dana def lu ne pour jot ci loolu. waaye nag li ñu jàngee ci Covid mooy jot na ñu développer li ñuy wax autosuffisance alimentaire. mooy nga mën a demal sa bopp. xam nga fi ñu toll nii nguur gi. wax na ko lu jëm ci ceeb donte accès guñ fi ñu bëgg a àgg xëy na man sax bañ ko waxee ne woon naa mënta nekk niñ ko bëggoon a defee waaye suñu jëloon programme fukki at war nañ mën a dem ba dootuñu jëggaani ceeb ndax li nga appliqué ci sukkar soo ko defee ci ceeb sénégalais yi danañ tàmbali lekk ceebu Sénégal du dëgg waaw mais li nga def soo ne woon par exemple soo jëloon commerçant bu ne buy jëli ceeb noonu ngay defee affaire bi ne ko yow soo indee 1000 tonnes ceeb bu bitim réew da ngay jënd 1000 tonnes ceeb bu local boole ci après année bu ne nga changer affaire yi day dem ba peut-être da nga ko bàyyee 300 700 yi nekk local bon xëy na moom doo ko exiger loolu yëpp parce que li ci des mën na jaar ci yeneen kii waaye loolu la ñuy wax régulation c'est-à-dire xam nga Sénégal dafa choisir li ñuy wax liberté du commerce. parce que bu njëkk avant 1994 état moo daan buum di bukki di lu ñu koy waxee. buur di bummi. buur di bummi. waaw moom moo daan wax. mooy teg kii moo am droit andi. noonu la demee woon de. ay lépp ay autorisation la woon. soo bëggee jëli sax da ngay dem. dugg ñu bindal la kayit. amoon na lu ñuy wax caisse de péréquation yooyu yëpp dindi nañ ko fi. léegi dañuy choisir depuis 1994. li ñuy wax la liberté de commerce. mooy kum neex dem jëndi. amatul autorisation. mais loolu soo ko defee en face da ngay am régulation. régulation mooy da ngay nekk ku xarañ. nga xam ne lu xew ci marché bi yaa ngi koy xam nga jege acteurs yi. di waxtaan ak ñoom. même man nga créer xam nga bu njëkk amoon nañ Sonadis. waaw. même man nga créer waat lu mel ne Sonadis. ñun fekkee nañ tuuti ci Sonadis tuuti rek. waaw man nga créer lu mel ne Sonadis mooy vert jaune ya woon wala. même man na nekk pour mu yorin bi baax. mën nga ko def sax une société publique privée même privé mën na am majorité. état da ciy jël peut-être un truc stratégique mën na jël 25% du capital. mais société boobu day tax par exemple moom su ñee jëndee moom mu jëndi day am prix yoo xam ne moom mooy nekk prix yi nga xam ne moo war a nekk nga xam ne yow mii soo demee da nga mën a comparer da nga xam ne marché bi li muy jaayee moo ëpp Sonadis te ñoo bokk fu ñuy jënde kon problème am na donc Sonadis lu mel ne Sonadis mën nañ ko déclarer mais sous une autre forme boo xam ne privé bi moo ci ëpp doole mais état day nekk ci biir di ko jox ay moyens. Très bien. Ci financement et cetera. merci monsieur Lo dafa am nag lu ñuy seetlu balaa ma dem ci mami. dañu gis ne am na jamono boo xam ne am na structure ak marché yoo xam ne dañ leen doon wax nañ fi jóge ci waxin ni ma ko mën a waxee. waaye ñooñu mu mel ni seen prix bu ma juumulee daanu jaay prix boo xam ne ñun xam nañ ne bu ñu demee feet am ak ñàkk feet suñu dikkee pot ya ma ngay ree la muy jaar lay jaar waaye boo dikkee ci marché bi ca nga dem ca benn marché fële ca sama bopp koñ dañ lay ne pot bi kii mboq la waaye teg nañ ci ñaar fukk teg nañ ci fanweer loolu lan moo koy indi dëgg la c'est vrai que parce que jeexi jaaxa lay def ci ñun bon c'est vrai que duñ fi tudd tur dëgg la waaye li nga wax xam naa ko yaakaar naa ñiy seetaan xam nañu dëgg la donc c'est vrai que am na ñu fi ubbi ñoo xam ne njëg yi ñuy jaay waaw njëg yu fixe la waaw mën naa la wax ne sax avenir du commerce
waaw foofu la jëm. foofu la jëm c'est-à-dire soo jëlee àdduna bi lu jëm ci lekk dëgg la ci supermarché lañ koy jënd. rendre ko moderne àdduna bi. waaw soo demee Turquie moo fa nekk. nga dem Arabie Saoudite xëy na da nga am toujours ay marché de proximité. da nga am quartier bi nga dëkk. wala da nga am yoo xam ne produit frais lay jaay. waaw xam nga loolu dafa baax nga jënd salade boo xam ne démb lañ ko wala tey ci suba sax ñu ñëw jaay la ko. am na ñoo xam ne loolu rek lañ bëgg. waaw loo xam ne ci fajar gi lañ ko jënd. dëgg la ñëw jaay leen ko. su dee jën tamit naka noonu. jën boo xam ne dañ ko jëlee géej rek ñëw jënd xam nga loolu. soo ko bëggee def ci supermarché day jafe. ndax supermarché dafa am logistique bu xaw a lourd. moo tax marché proximité yi soo demee dëkk mel ne Maroc. loolu moo fa am. waaye lu jëm ci ay lujum ak yu demee rek noonu. soo xoolee ci àdduna bi. foofu la jëm yi mooy supermarché yi ba pare am prix yoo xam ne dafay fixe. d'accord. Parce que comme état dafa choisir léegi liberté commerce parce que état aussi mënul prix bu ne lii lañ koy jaay mais soo amee li ñuy wax libre concurrence mooy da ngay fexe ba benn commerçant rek di dominer marché bi mu mën a def lu ko neex xam nga yow mii soo amee lu mat fukki commerçant yoo xam ne déggoowuñ nga bëgg benn produit. waaw. ba pare nga mën a waru ñëpp ba xam ku ne lu muy jaayee. concurrence ki gën a jomb la ngay jaay ngay jënde concurrence donc loolu la ñuy wax concurrence. kon wujjee baax loolu lépp ci régulation. la bokk. c'est-à-dire il faut ñu delloowaat. ci li ñuy wax les fondamentaux. de la gestion du commerce. mooy da ngay def liberté d'entreprendre lu waay neex jaay lu waay neex jënd waaye nag état day am intelligence boo xam ne. dana fexe ba. benn commerçant du dominer marché bi toujours ñi bëgg a jaay danañ mën a jaay duñ déggoo aussi du am entente. suñu déggoo rek da leen di sanctionner li ñuy wax entente. moom la doyen di wax démb. nee na naka illicite am na nu mu ko. nu pratique illicite. waaw exactement nee na ndekete dafa jaadu. kii jaayee mami jaayee téeméer. Eva jaayee 550. loolu mooy yëf bi. waruñoo complot. ah d'accord. normalement ci économie dañ lay jàngal ne. su fekkee concurrence am na. waaw. njëg gi. dina yomb de. li waa ji teg ci njëg gi daanaka day nekk zéro daanaka dootu si bi mën a teg dara. du ci parce que lu kenn wàññi. waaw keneen mën na wàññi. waaw nit ñi dem foofu noonu lay demee ba kenn mënatul wàññi parce que xam nga yow soo yoree boutique. da nga fay loyer. waaw da nga fay courant. yenn saa yi nga fay ndox. fu nga am loo def sa poos. loolu ay charge la yoo xam ne loo wàññi munoo dem ba wàññi loolu. loolu la ñuy wax les charges structurelles. moo tax marge bi nga ciy teg. il faut loolu moom nekk ci. soo paree nag nga xool sa bénéfice mais bénéfice bi boobaa day tuuti. très bien donc état na def effort ci. liggéey boobu. ak surtout yee nit ñi aussi. mooy yee nit ñi soo demee ci kenn. muy jaay lu cher bu nangu jënd ci moom demal seeti beneen. d'accord ku ko gën a yombale. ban conseil ngay jox xale yi nga xam ne ndax jamonoy entrepreneuriat la ñu nekk. tey am na ñoo xam ne am nañu chance dugg ci université yi jël ay cours économie mais am na ñoo xam ne taaba ci marché bi nii la ñuy jànge pour def entrepreneuriat ban conseil nga leen di jox. xanaa ñu liggéey te jub. d'accord c'est-à-dire soo jubee nekkuy jaay. soo jëlee Japon. waaw Japon seen économie lu tax mu dox dafa ànd ak confiance. kiy jënd su gëmee ne yow li nga koy jaay prix bu normal la. ki ngay duggal mu lay lebal banque bi walla assurance bi. su gëmee ne li nga koy wax lépp dëgg la. kooku aussi day tax lim lay abal. day yokk kooku xëy na ay techniques économiques yu compliqué la. c'est vrai mais am na lu ñuy wax ci économie rationnement du crédit. mooy yow mii soo ñëwee ci banque di leb en tant qu'entrepreneur bu ndaw. en général banque bi yow yaa ko gën a xam sa bopp. waaw li nga mën ak li nga mënul. waaw est-ce que mën nga fay est-ce que li nga koy wax lépp. dëgg la moo tax crédit bi mu lay jox
soo gisee yenn saay mu tuuti dafa wóorul ne wax nga ko lépp ci yow. moo tax su confiance doxee. waaw crédit day gën a bari ci économie. c'est vrai. soo jëlee marché de l'assurance aussi. waaw soo gisee assurance yi cher. loolu moo ko indi. nit ki mën na ñëw indi otoom. ne damay assurer sama oto. oto bi baax na. fekk ne oto bi am na ay défaut wala nit mën na ñëw wut assurance maladie. waaw fekk ne am na feebar yu muy làq. donc loolu yëpp de manière générale. jub ak confiance ak wax li am. day tax économie di gën a dox. day tax crédit di gën a dox. loolu aussi état. am na ci rôle pour diggante ñiy def entrepreneuriat ak ñi leen di jàppale. mu jouer benn rôle ci diggante bi. pour gën a leeral situation bi ba crédit yi mën a jóg. jërëjëf. mooy former xale yi. waaw ensuite am yoo xam ne ay institutions yoo loo xam ne danañ mën a saytu ku ne sa situation. très bien loolu yëpp day yokk confiance ci économie. Mami Linguère. wala am nañ mbégte lool ci toog di déglu waxtaan bi. parce que ñun moom wax bu tegoo ci yoon rek dañuy bëgg toog jàngat ndax day am lu bari loo xam ne daf ñuy ëmp bés bu ne te nga wax comme ko du ñuy am chance di toog ak yéen tout le temps ñu bàyyi leen yéen ngeen di gën di wax mooy gën a jariñ askan bi dëgg la. mais man damay dem ba damay tiit ci samam réew damay jaaxle su may déglu borom xam-xam yi ñuy wax ndax réew moo xamante ne li ko waroon a doxal lépp dañ koo teggi teg ko nale lu ñu ubbi tey bu subaa ñu tëj ko te loolu gis nañ ne kayit yi mi ngi fi xam-xam bi mi ngi fi nit ñi ko xam ñi ngi fi donc lan moo ci des mooy réaliser ko teg ko mu nekkaat loo xamante ne day jariñ askan bi tey lépp loo xamante ne dañ ne woon moo doon doxal dëkk bi buñ ne ONCAD ñu ne tëj nañ ko buñ ne lii ñu ne dindi nañ ko buñ ne laa ñu ne dindi nañ ko te ma jàpp ne nguur bu kenn defee dara ki ci des bu dikkee dafa war a xool la ca baax mu continuer ko waaye heure boo dikkee yow bëgg nga dem bi ma fi indee nangam bi ma fi indee nangam bi ma fi indee nangam te loolu nga fi indi ñaari at wala benn at lay jariñ askan wi waaye juróomi at yi ci des yépp dana lor askan wi est-ce que nag dund ci ñaari at te xiif ci juróomi at bëgg maa fi teg nangam jar na ko ba tax na comme lu mel ne li ngay wax ay Sonadis ak yeneen ak yeneen ma gis ne tamit li ma gën a jaaxal ci samam réew mooy ñi war a wax duñu wax mukk dañ leen di bàyyi ñu toog ci seeni ruq dëgg ki nga àndal bi ngay campagne kay mu wan la fi ngay jaar ba prix yi wàññeeku boo faloo kooku war naa mën a toog pour wan la ni ngay continuer ba dundal saw askan ñu lekk ba suur man damay wax ne campagne bi ñuy jëli essence di daw di dugg ci askan bi di tànqal nit ñi campagne ci jëmmi doomu aadama yi moo ko gën mooy dalal xelum nit ñi balaa campagne ñëw nit ñi lekk ba suur naan ba màndi seenum xel dal dara nekk ci seeni poche mais mënoo loyer di la fëkkatal sax njaboot nekk ci mbedd mi taxawaalu nga yor juróomi doom kenn xëyu ci kër gi nga dëkk taxawul sa soxna chaque jour mu waaj laa ñaan baat soxna chaque jour mënatul gis jëkkëram ndax jariñu ko dara yoroo loo lekk yoroo loo naan bitig baa ngi lay taxawal bor yee nga yor ci mbedd maa ngi lay taxawal te gor su nekk bëggul ku ne ko jox ma li nga ma yoreel waaye nag ku amul yaay faaw nga nàmp maam nañu xoolaat taxawaayu réew mi metti na loolu xam nga loyer yi nga wax léegi ci problème bi gën a rëy la ci Sénégal boobu dëgg la nag moo ci mag ci gën a rëy la dëgg la daf ñuy tere nelaw te soo jëlee at yi ci gannaaw man mii sax am na commission boo xam ne bokkoon naa ci yaakaar naa sax maa ko jiite woon ndax defoon nañ ci benn rapport ci loyer ak ministère du commerce parce que loyer ni mu yokkoo Sénégal kenn xamu ko yaakaar naa yéen ñëpp gis ngeen ni mu mel mu toll nii même benn néeg soo ko bëggee soo amul 50 000 jafe na doo am néeg 50 000 yi sax léeg-léeg jafe sax kay mënatoo ci am néeg bu baax voilà bulletin de salaire yooyu domaine la yoo xam ne état jëm na ci def effort mooy génne na benn texte boo xam ne benn loi la ci loyer waaye ba léegi kenn appliqué wu ko mooy nit ñaa ngi def lu leen neex parce que am na ñoo xam ne bi génne loyer yi sax bi contrat bi jeexee renouvelé wuñ xam nga loolu technique boobu la ñuy utiliser. waaw ak demal dem sama doom day dëkk si. voilà bàyyi ba nga dem. waaw kii ñëw moom comme lu bees la ñu defal ko contrat bu kawe. foofu c'est-à-dire am na période yoo xam ne ci commerce état day def li ñuy wax day fixer ay prix. c'est vrai que loyer lu jafe fixer la parce que xam nga soo bëggee kër gu ne nga ñëw expertiser ko lu jafe lay doon. moo tax dëkk yu bari. Sénégal par exemple ni nit ñi di sonne ci loyer soo demoon dëkk bu mel ne Maroc sonne wuñ noonu parce que fële HLM yi bari na
SICAP yi bari na. am na société privée yoo xam ne aussi ñu ngi tabax kër yu bëree bëri te yow dañ lay may nga mën ko jënd di ko fay ndànk-ndànk pendant 15 ans 10 20 ans fi mu toll nii yoon woowu lañ jëm moo tax gis nga ne bon SICAP daanaka tabaxatul dara. ndax ñun foofu mu ne fi monsieur Lo nekk noonu ñun dañu juddu fekk fi ay SICAP fekk fi ay HLM mais ñun bi ñu fi nekkee ba tey timidement dañuy gis ay logements sociaux. wax léegi nag tàmbaliwaat na c'est vrai que période yi. léegi gouvernement bi nee na dana fexe. bañ am 100 000 logements. incha allah. mais 100 000 logements yi. il faut c'est-à-dire mën na nekk des propriétés individuelles xam nga du ñëpp am doole boobu pour jënd kër yooyu. waaw. waaye il faut ñu jéem a développer ci biir Dakar tabax bu jëm kaw. tabax bu jëm kaw. waaw xam nga kër boo xam ne. lépp benn niveau la loolu. war na jóg ci Dakar. Dakar moomatul loolu. xëy na soo demee kër Mbaarig wala ñoom rek yi ma dëkk. mën na fa am parce que foofu espace bari na fa. mais Dakar. logiquement lu ñu tabaxat yi rek war na dem 4 étages. 4 étages. 4 étages su ko defee. xam nga kër yoo xam ne aussi da ngay am kër gu mat 200 mètres carrés yooyu yëpp ay modification yoo xam ne nga dem ci kër ga fekk fa ñeenti nit wala juróom soo demee Paris man dëkk naa Paris juróom-ñetti at soo fa amee appartement 50 mètres carrés wala 100 mètres carrés kan naa patron bu rëy ngay doon soo ko moomee waaw même soo ko loué 100 mètres carrés biir Paris yaakaar naa lu jafe-jafe la ba tax na nañu encouragé tabax yi di jëm kaw soo demee fu mel ni Médina Grand Dakar loolu nag ab effort la boo xam ne état moo ko mën tabax yee ngi jëm kaw waaye promiscuité bi parce que itam monsieur Lo dañuy tabax mu doon tabax yu rikiki yu ndaw yoo xam ne nit ki ci nekk épanouissement am sax du ko mën a am c'est-à-dire société il faut mu am régulation d'accord c'est-à-dire Dakar dafa war a évoluer soo demee Shanghai ci Chine bu njëkk li ngay fekk Grand Dakar moom moo nekkoon Shanghai d'accord c'est vrai que état Chine dañ ñoo ëpp doole état yu bëree bëri li mu sañ kenn sañu ko waaye soo demee Shanghai fi ñu toll ay immeuble yu kawe nga fay fekk donc ay régulation yooyu loo xam ne naturel lay doon mooy nit ñi par exemple yow mën nga am terrain amoo loo ko tabaxee ce terrain mën nga ko jaayee peut-être 30 millions 40 millions war na jar wala 50 millions nga jaay ko mais dem wuti fu gën a woyof ci yow su ko defee foofa ñu def fa immeuble état du moo koy imposer mais norme marché yi ñoo ko war a imposer mais fi may ñëwee doon ci wax ne lu tax état war a mën a encourager yooyu promoteurs yi tabax immeuble yooyu il faut ñu am ñu leen di accompagner nga xam ne bon BHS mi ngi fi mais yeneen banques yi aussi confiance bi ma doon wax léegi dana ci am parce que le marché est là fi ñu toll soo tabaxoon immeuble 30 étages soo wanee un mois ñëpp danañ ko dëkk dundee mais Sénégal gisoo fi benn immeuble bu ma 30 étages am na chinois yi ko bëggoon a def stade Assane Diouf mu indi ay wax mais il faut ñu évoluer en hauteur mooy Dakar dëkk la boo xam ne ci kaw la war a jëm parce que espace amu fi loolooy fi tuuru Dakar waaw suñ ko defee aussi na nekk logement yoo xam ne économique lay doon logement économique moo tax partenariat bi état di am ak privé yi parce que logement économique yenn saa ñu wax le logement économique mais mu dem 30 millions logement économique normalement wurul weesu 12 ba 15 millions d'accord donc loolu mooy effort yi di ministère de l'urbanisme def mën nañu continuer di ko def parce que loyer moom su wàññeekoo rek yaakaar naa lu bëree bëri dana wàññeeku ci jafe-jafe mais sunu arriéré tuuti ci ginnaaw yàgg nañ la chiffre ngay wax ci dundu gu cher gi en 2007 xaw ma 2008 état bi fi nekkoon tegoon na 19 mesures mais yow da nga ne woon mesures yi ñu teg daal convaincre la c'est clair lan nga proposé woon borom xam-xam nga ah fàttaliku nga loolu yëpp bañ a fàttaliku dañ ne dañuy suivre affaire yi c'est vrai waaw 19 mesures yi état bi tegoon yow da nga taxaw noonu presque ni mesures yi convaincre la ba pare nga am loo tegoon loolu est-ce que mën nga ci ñëwaat xam nga yaa ngi may fàttaliku loo xam ne maa ngi ko bindoon 2007 2008 temps Ablaye Wade
xam nga c'est-à-dire inflation mooy njëg yu cher dafa am yoo xam ne ci monnaie sax dana ko indi mooy xaalis bu bari ci biir économie bi da ko indi su xaalis baree nit ñi dañuy gaaw a jënd loolu day tax njëg yi yokk am na économistes yoo xam ne nee nañ sax njëg yi yokk yëpp xaalis bee bari rek ñun de gisuñu ko nag koppar goog. non loolu mooy mooy benn yoon bi rek. kon waaw. benn yoon. waaw. même état ni muy dépensé. mën na yokk njëg yi aussi. c'est-à-dire am na njëg boo xam ne du banque centrale xam nga banque centrale moom réew yi maîtriser wuñ ko mais am na dëkk yoo xam ne nguur gi mën na wax banque centrale génneel xaalis nga. jox ñu tuuti détail ci li nga ne même bu état amaan na état sax nu muy dépenser. waaw ci loolu laa bëgg a ñëw. très bien. état par exemple su yokkoo salaire yi. waaw yokk dépense yi di pasare day tax xaalis bari ci kii bi. te loolu aussi day indi njëg yokk parce que fu xaalis baree. ba ni mu baree ëpp doole rek. day tax njëg yokk su fekkee ne li nekk en face yokkul. c'est-à-dire pour que dépenses yi mën a yokk te njëg yi du yokk. il faut que production bi yokk. yow yaa doon wax léegi lu raar rek day cher. mais su fekkee li ñuy joxe. loolu bougé wul mais li ñuy jënde dafa yokk loolu day tax prix yi yokk. waaw bon ñetteel bi aussi mooy ni ngay gérer marché yi moom laa doon wax léegi ci gannaaw mooy ni ngay xoolee concurrence bi ni muy doxeek bon c'est vrai que mesure yële su fekkoon ne teg gi ay taxes la ndax danaa jéem a retrouver article bi loolu du régler problème bi c'est comme actuellement on est en train de lever les taxes mais ça règle pas le problème il faut nga dem dugg ci à la source mooy xool marché yi ni muy fonctionner xam nga indi contrôleur visiter ay boutiques mais soo demee après mën nañoo yokkaat. mu delluwaat donc problème bi. ça c'est clair. voilà mel na nga dem ci tableau. nga dem sama prof philosophie. waaw suñ premier cours philosophie loolu la ñu jàngal. dafa ñëw ci tableau bi bind effacé bindaat effacé ne man maa ngi effacé mais laajuma benn yoon lu tax lii may bind nii nekk fi lii nekk ci tableau bi di fi nekk. njëg yi noonu la demee donc soo bëggee njëg yi wàññeeku. il faut nga étudier lu tax njëg yi yokk te souvent ni marché bi fonctionné moom moo baaxul mooy tax njëg yi yokk dana am marché yoo xam ne xëy na kenn moo ko dominé am na ñoo xam ne liñ lay déclarer mën na bañ a nekk noonu. am na ñu mën a def rétention yooyu yëpp nag il faut nga nekk lu ñuy wax état bu intelligent bu xarañ ba pare nekk stratège. très bien monsieur Lo soo waxee loolu ñun dañuy xaw a jaaxle tuuti parce que tey boo demee ci dëkku tubaab yi gis nga ne seen lu bëri dañ ko réguler am régulateur yu topp ci gannaaw. c'est ça ñiy redressé nekk ci contrôleurs yi di def marquage à la culotte laa koy waxee comme ni ko xale yi di waxee taxawu ñi nga xam ne ñoom la ñu war a taxaw. mais ñun fii léegi saa yi day am tuuti bàyyeeku kon kañ la ñuy nekk à jour. bon en fait le contrôle disons que solution la boo xam ne doo ko jiital. li fi gën a mën a fonctionner mooy nañ fexe ba marché bi di dox normal mooy acteurs yi mën a jënd. waaw bitim réew di jaay si nañ bari. d'accord mais suñ dee ñaar ñett rek ñooñu dañuy daal di mën a yokk mais soo demoon ba ñu bari mën a dem jëndi jaay prix yi day wàññeeku. forcément. mais ñu bari ñooñu di dem di jëndi di jaay. bu fekkee ne ñun réew mi dem nañ léegi ba importateur bu mag bu ñu am. soo demee quelque temps gars yi dañ la galgal wala dina am lu ñu teg ci sa kanam. ba nga am yenn problème yi. est-ce que ñeneen ñi dinañ ñemeetee jël seen alal wala banque yi dinañ ñemeetee lebal ñenn ñi pour ñu ciy dugal pour di importer. waaw mooy li confiance bi ma la waxoon léegi. c'est-à-dire lii may wax ni day supposer aussi acteurs yooyu nekk ñu crédible. ñoo xam ne fu ñu dem ñu wóolu leen. mais bis boo amoon lu man ñaar fukk. ñu mën a jëri diwlin nga am ñaar fukk ñu mën a jëli ceeb ñu dëgër nga am ñaar fukk ñu mën a jëli sukkar waaw te sunu gars yi bañ cee bokk mooy ñoom nañuy produire rek ñi may bañ a tudd waaw dégg ñoom nañ produire waaw mooy CSS compagnie sucrière buñ bokk ci ñiy importer d'accord nga jël 20 importateurs ñu dem nag wëri fu ne sukkar ci àdduna
prix yi day wàcc parce que ñaar fukki ñooñu mënuñoo fexe ba déggoo seen biir ñaar mook wala ñett man su dee ñaar ak ñett mën nañoo déggoo mais su dee 20 donc noonu ngay fexe ba ensuite yow en tant qu'État toujours da ngay am une longueur d'avance mooy ñoom balaa ñuy def dara yow fekk na xalaat nga adduna bi xam nga exactement fañ jëm moo tax ma lay wax état intelligent stratégie loolu nag day laaj ay base de données c'est vrai que soo demee ministère du commerce am na observatoire bu fa nekk mais est-ce que am na outils yi war yëpp am na lu ñuy wax même intelligence économique ci yooyu la bokk mooy même la xaw Chine nii fi ñu toll nii yow soo gisee ne suukar par exemple Brésil acteur bu rëy la soo gisee ne sécheresse am na Brésil mooy ni mu daan taweewu ko immédiatement da nga xam ne problème nar naa am waaw yooyu ngay anticiper ba pare nag ñooñu il faut nga dooleel leen ndax soo demee dëkk mel ne Malaisie ñoom dañuy waxuma dañ leen di créer mais dañuy encourager ay entrepreneurs yoo xam ne nationaux lañ pour ñu am doole ci bitim réew. yaakaar naa loolu suñ ko defee ñooñu ñooy. fii nag moom galgal doomi réew mi daf leen di gënal ci lu nekk Ndoye Bane mos na ko fi kaas que doomi réew mi da nga ciy gis ku yor xaalis. ñu naan na borom xaalis yi def ci réew mi mais pour suuf nga am ko sax day nekk problème. wala même boo ko amee dinañ la ci indil yeneen i wax yoo xamante ne doo fa mën a exploiter doo fa mën a def dara. te su nit jógee bitim réew ñëw ñu jox ko suuf teggil ko ay taxes teggil ko leneen ak leneen muy produire du yóbbuwaat cim réewam. jël xaalis ba yóbbu te pourtant kenn du wax kenn du kaas. te du jariñ dara waa dëkk ba mu dëkkal. waaw loolu mooy confiance bi la waxoon léegi c'est-à-dire xam nga banques yi fi nekk pratiquement yëpp banques yi bitim réew lañ. donc à la limite banque amul nationalité. mais banque du dugal xaalisam fu mu wóoluwul. dëgg la. moo tax am na ñoo xam ne état rek leen mën a jàppale. ni mu leen di jàppale mooy donte amaguñ doole da leen di jox marché. par exemple yow mii yow Ndoye Bane. bi dëkk Pire. waaw. soo ne woon da ngay defar société di defar ay yoon. yaa ngi may dégg. soo ñëwee ñu def appel d'offre ne dañuy def yoon bi jóge Pire jëm Cilmaxa fii. Linguère Mami Diop dëkk. du dëkk dañ naan la indil say expérience wan nañu ne mas ngaa def yoon wu mel nii kon fooy mas a amee marché kon il faut am ñu may la chance. kooku dëgg la. nga tàmbali benn. dëgg la donte dañ lay booleeg beneen société moo tax dëkk yu mel ne Malaisie Chine. dëkk yooyu yëpp soo jógee bitim réew ñëw di liggéey si ci réew mi. dañ naan la da ngay ànd ak doomu réew. dëgg la su ko defee kooku jàng li nga yor Chine fii mu àgg nii fi ñu toll nii li ko waral yëpp gars yi la bàyyi ñoo di seen xam-xam mu ubbil leen jàng lañ def lépp bañ pare mu ne leen salaamaaleykum léegi mën naa yor sama dëkk. mais kon nag demoon na amoon na ay jamono yàggul dara waxoon nga fi xaw ma livre la xaw ma da nga ko bindoon. nga ni woon l'émergence économique des nations. waaw introduction. définition et mesure waaw. voilà loolu noonu doo ko wàccee balaa terre. pour sénégalais mën a comprendre lan nga bëgg expliquer foofu. non génnee naa benn fan yi sax bu demoon naa ba ko yendi sax. buñ tuddee manuel de l'émergence booboo gën a graawati. manuel de l'émergence. xam nga balaa Covid bi ñu ngi doon wax ne ñun dañuy jëm ca émergence. waaw waaye Covid bi mu ñëwee nekk na frein ba ñuy dund yi ñuy dund nii tam. waaw waaye nag li am solo. waaw mooy bul wàcc yoon bi. d'accord fi ñu toll nii. dafa mel ne saxaar goo jël. di dem. yenn saa yi nga dem foo xam ne vitesse bi nga doon daw mënatoo ko. waaw xam nga soo jëlee TGV yi mën nañoo daw ay 200 kilomètres à l'heure. c'est vrai mais yenn saa yi danañu àgg foo xam ne dañuy obligé ralentir. dëgg la Covid bi ralentir nañu. waaye li am solo mooy nañu wax li ñuy wax garder le cap. c'est vrai mooy nañu taxaw fi ñu taxaw. bañ ko wàcc. ni ñu daan liggéeyee. émergence mooy loolu émergence. comportement la. tout d'abord. comportement kese la kese. c'est-à-dire téere bi ma génne nii danaa la ko may sax incha allah ma dédicacé la ko. très bien merci. ku ci bëgg tamit ma jox ko. bëgg nañ ci. liñ ci wax mooy. yow su fekkee da ngaa bëgg àgg fële. waaw mooy nekk pays émergent. pour nga àgg fa sa bopp ngay defar. sa bopp ngay defar. waaw am nga vision ne par exemple 2030. ndax man calcul yi ma def 2030 Sénégal mën na nekk pays émergent. 2030 donte ñun 2035 la ñu wax
mais ci calcul yi ma def ak modèle yi ma def 2030 mën na nekk même 2028 mais comportement nga wax de. mais comportement ci lay ñëw léegi pour àgg foofu nag même loolu ci économie bu dëgër la ndax da nga war a am comportement boo xam ne moo lay may nga mën a dem ci yoon wi te doo sonn comportement bi ngay am da ngay jël ñi nga xam ne àgg nañ ñooñ ngay roy il faut nga am par exemple Chine ni ñu defale seeni nit bañ jàng former xale yi defar yoon yi bañ baax village boo dem mu am courant am ndox foofu ngay tàmbali mooy da ngay defar nit ñi defar yoon yi defar jikko yi même soo dematee di wuti këyit ci administration doo dem ñu lay sonal da ngay dem ñu jox la këyit bi ci sas doo dem sax waaw yenn saay sax jërul ngay dem mën nga toog fi nga doon mu génn ci kii loolu mooy li ñuy wax les bases fondamentales ak les fondements de l'émergence man théorie bi ma bind noonu laa ko defee mooy fondement yi ngay liggéey mooy da ngay defar sa bopp defar sa réew lu jëm ci yoon yi lu jëm ci ni administration bi doxee nga fexe ba fonctionnaire yi. ña war a xëy 8 heures xëy 8 heures kuy xëy 8 heures ñay absenté ñu justifié ko. mentalité bi ak yeneen ak yeneen. ak mentalité c'est vrai c'est ça. soo xasee def loolu. mentalité bi c'est bien sûr bon on dit que le développement se passe d'abord dans la tête. am na la tête fait le corps. la tête fait le corps léegi soo defee loolu ba pare. da ngay def li ñuy wax convergence. dafa am émergence am convergence. tout à fait. c'est-à-dire da ngay convergence mooy da ngay jóge fi nga nekk. mi ngi mel ne nga jël benn fusée nga sànni ko. ne ko léegi damaa bëgg nga dem dali fële. wala nga jël dara. xam nga pour mën fa àgg. pilonné. il faut mu am doole bu koy may mu àgg fële. defar bi ngay defar sa bopp mooy doole ji. très bien ñu jël tegal foofu baaraam ñu jël macha allah tey kuuru économie la ñuy jël wax dëgg yàlla ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar seen invité bi. macha allah nu ngi la koy delloo. kontaan lool ci li muy wax parce que ci xam-xam ji leer la ko teg. dëgg la. mosuma woote ci télé nag mais vraiment gis naa ne que moom maîtriser na sujet bu baax a baax a baax. macha allah. vraiment ku mel ni baax na ci mel ni suñu état yi. dëgg la war mën a nekk ay conseils yu mel noonu quoi. vraiment loolu rek laa ci doon wax ngeen baal ma bu baax. jërëjëf macha allah. merci beaucoup. baal nañ la nga baal nu àq. merci. ma bàyyi la yaa ngi woon ci convergence kon loolu laa wax léegi kon parce que yow li nga bëgg fi nga bëgg a àgg. bëgg-bëgg rek nga am. waaw bëgg-bëgg. waaye defar sa bopp ci yow la dépendre. dëgg la. defar sa bopp defar yoon yi. defar courant yi defar mentalité yi. kooku yow la. mentalité. fa nga bëgg a jëm nag yow maîtriser woo ci dara parce que pour nga nekk pays émergent. il faut sa alal yokk te sa alal pour mu yokk il faut économie bi dox. bitim réew actuellement Covid am na xam nga loo defar sa bopp am na yoo xam ne fi ñu toll mënatoo koo jaay ndax échange yi dafa wàññeeku. dëgg la. am nit ñi aussi yenn saa yi duñ mën a liggéey loo leen mën di defar parce que ay confinement dafa am. donc loolu mais li am solo mooy yow defaral sa bopp. nga xam ne lu mbir mi metti da nga mës a àgg fi nga bëgg a jëm mais nag ñun souvent en Afrique da ngay dégg président de la République. ci pays africains yu bari dañ naan dama bëgg a nekk pays émergent mais nag du ñu jël yoon yi nga xam ne mooy tax ñu defar seen bopp seen peuple ba ñu mën a àgg ci émergence loolu nag man ay gént laa ko def ndax dafa am li ñuy wax rêve ak li ñuy wax vision moom li koy tax nga àgg ci mooy action da nga war a am vision ak action bu dëgër a dëgër ñaar yooyu soo ko boolee dara mënatu laa teye incha allah. très bien. c'est important. c'est important mais am vision moo tax ñuy wax ne ndaw sopp nañu lool ci moom mu am ay bëgg-bëgg. ne ñaare ñun ñëpp dund nañ ko da ngay gis ba nu nekkee xale
Eva Tra bu doon wax ne moom dafa bëgg a bokk ca ñawkat yi mag yi. kii ne man dama bëgg a bokk ci taskatu xabaar yi mag yi Ndoye Bane ne man daal dama bëgg nekk people di liggéey dans le social yooyu yëpp bëgg-bëgg yooyu yàlla nga ñu ciy teg. moo tax am na solo torop nit ki am yu muy jox boppam laa tay dara di am. nee nañ jëf te xamoo foo jëm. waaw mënoo àgg fenn. waaw te xamoo foo jëm. waaw sooy jiite sax. ñu ngi mel ne nga yoru bato. waaw nekk ci kaw géej. waaw. xamoo foo jëm. da ngay sàng da nga leen di sàng. xamoo foo jëm amoo bu sol. bëgg foo jëm tamit. te jëfoo. waaw doo dem fenn. dëgg la. kon il faut nga xam fa nga jëm. ak jëf. te muy dëgg. te jëf yu dëgër nag. macha allah yoo xam ne da ngay mobiliser peuple bi yëpp. xam nga am na dëkk yoo xam ne fi ñu toll nii. soo demee Asie man Asie fu ne wër naa ko. falaa jànge yi may wax yi yëpp. waxuma ci kayit de falaa ko jànge ci jëf. wax dama leen a gis ñu koy def. Asie fi ñu toll ab malaisien su la gisoon nga yor ab kayit sànni ko day ñëw na la sëñ bi dooma dimbali nga yëkkati kayit bi parce que dañ leen a formé ba ku ne léegi danaan développement réew mi man la. waaw ku ci suñ ko defee rek citoyen bu ne danaan réew mi man la. man maa war a liggéey réew mi patriotisme lay demee. voilà ba pare nag nga renforcer ay capacités c'est vrai. mooy amul benn xale boo am 18 ans boo xam ne nekkul ci école. waaw wala muy jàng métier wala muy liggéey. jërëjëf. amul kenn koo xam ne léegi ci mbedd mi. da koy fekk émergence. noonu lañ koy préparé. noonu la li nga wax dafa yóbbu Ndoye Bane tata Mami dafa yóbbu sama xel. ci ay petits génies yoo xam ne léeg-léeg da nga leen di gis ñun ñu jël leen def leen ci Facebook bi def leen ci kii après doo xam sax fan la ñu mujjee te ma toog sama kër ma ni lu mel ni état bi ak peut-être yeneen donateur waroon nañu tabax foo xam ni ànd ci ak ay professeur ñu ci mel ni ñoom Massamba ak ñeneen ak ñeneen gungeel ñu les petits génies la yi nga xam ne dañ leen di gis ñii ñu ngi ci defarum avion fexe ba avion bi mën a décoller yooyu yëpp mbir la buy nelaw ci ñoom boo xam ne bu ñu tàggatulee du dem dëgg la c'est vrai que dëgg innovation yooyu yëpp am dëgg la talent yi lu ci génn rek da ngay gaaw accompagner ko dëgg la mais da nga gis fi mu toll bëgg nañ ko am talent aussi bon bëgg nañ ko même soo gisee entrepreneur yi waaw ñu bari fi ñu toll soo leen jàppale woon tuuti rek dañuy dem dëgg la il faut nga détecter leen mais nag xam nga état dafa xaw a sori waaw moo tax il faut nga utiliser conseils départementaux yi ba tey ak communes yi tout à fait par exemple maire yi waaw loolu seen rôle ci seen gox yi ci la bokk waaw mooy maire bu ne nga fexe ci gox bi mu nekk dëgg la moom mooy liggéey boobu bu ko defee état nag jàppale ko ci ay moyens mais ñoom ñoo jege nit ñi donc na nekk ay initiative locale yoo xam ne benn xale waaw xale boo am talent rek dañ lay gaaw a détecter jàppale la dëgg la xale benn nag dootu nekk ci mbedd bi di taxawal c'est vrai parce que xale bu taxawale ci mbedd moom mooy danger bi gën a rëy ci ab nation mooy xale yëpp nañuy nekk di jàng métier wala ñu ngi liggéey ñett yooyu c'est vrai waaye yenn saa yi da nga gis xale boo xam ne nii lañ ko tudde nii en formation waaw ni en scolarité waaw ni en emploi amul fenn fu mu taxaw am na de emploi waaw am na ci économie ci xale waaw am na ñetti nii yooyu am na c'est grave mooy nekkoo ci liggéey wallaay nekkoo di jàng métier dëgg la nekkoo di jàng lu daw yaram te jamono bi ñu toll dafa am ay métiers yu bees voilà te ñooñu ñëpp nag war nga parce que xale lu mu même jàng bon soo xoolee li ñuy jàng ci école yi am na dëkk yoo xam ne suñ demee ba 3e waaw lu xale yu bëree bëri dañ leen di orienté ci jàng métier c'est vrai parce que man am naa benn doom bu doon def ren bac technique waaw mu ne maam am naa beneen doom bu nekk France di ingénieur la mu ne ma sama doom bi nekk terminal wax ko li mu daan jàng ci métier waaw ndax bac technique la boo xam ne pratique la mu ne ko yéen li ñu leen di jàngal
man 3e année université laa koy jàng. mooy ne xam-xam yu bari fi ñu toll. xam nga xale bi nga jël ko jàngal ko philosophie. jàngal ko ay 2e guerre mondiale. waaw. mu ci am heure yu bëree bëri lu muy jëriñ ci am liggéey. lu muy jëriñ. Sénégal li ñuy jàll li lay jàngal moo nga ne 2e guerre mondiale. foofu faaw nga dellu si ba xale ba nga jël jàngal ko philosophie. jàngal ko 2e guerre mondiale. te jadis boobu romb na. jàngal ko lan la koy jëriñ 2e guerre mondiale lu mu koy jëriñ. Sénégal bi liñ lay jàngal mënu ci am liggéey. donc nañu pratique c'est-à-dire former leen très tôt. soo xasee ba xale bi daal. waaw man bataille bi mi ngi nekk ba 3e. kooku na nekk presque sax scolarité obligatoire mooy xale yëpp nañ leen andi ba 3e. d'accord. mais su xasee 3e jot. léegi ay Teg ko ci ñuy yoon. liggéey la ñuy préparé. nay jàng di Lu ñuy préparé. ñuy liggéey la ñuy préparé. c'est vrai. parce que ci 10 ans yi jox nga ko base boo xam ne. loolu tax sax ñu tuddee ko éducation de base. mën na bind. mën na lire. c'est vrai. mën na calcul. waaw. ba pare jàngal nga ko histoire am. xam nga ñun suñu histoire sax Jàngal ni ñu ko koy histoire. jàngalee des na. ñun histoire ni ñu koy jàngalee baaxul. maanaam. ñun suñu histoire nationale laa ne tuuti lañ la ci jox leçon yi gàtt gàtt. te ay 6e lañ la Lat koy Joor jox rek lan lay jàngal. alors que ak Buri Njaay. histoire u réew xale bi soo demoon ba 3e nga jàngal ko. fekk ne xel mi tàmbali na ñor mu nekk njàng mu xóot kooku day dem ba intégré ko moom. day xam boppam. xam boppam intégré ci ay valeur am mais boo jëlee xale bi bu demee ba ay première terminale yaa ngi koy jàngal ay 2e guerre mondiale. Looloo tax la guerre froide. kooku histoire am du ci xam dara. looloo tax ñu nekk ay complexé. voilà. su fekkoon tey jii teel nañ ñoo jàngal première guerre mondiale ci ay séy ak ñooñu. après ci fin bi ñu jàngal la yow sa dëkk. C'est ça. jàngal la say maam. jàngal la say xamal valeur. sa bopp. C'est ça. di nga patriote tuuti. C'est ça. waaye Sénégal jàng mi ngi fiy jàng. mënu laa jox métier. bien sûr looloo tax ñu nekk ay complexé. Léegi soo soo- dee làkk français ba def faute. bien sûr. faute soo ko defee. dinañ la mbamb tey jii law lu xoolal at mi yëpp dañ lay estati ci portable. wax nga dëgg. te su chaque jour nit ñi def faute ci sa langue maam. muy bu wolof tugg la nga ciy def faute. te kenn Bien wax sûr. dara. léegi nag complexe gi nekk ci ñun ñoo ko def suñu bopp. njàng mi lañu war a soppi. c'est ça. li ñuy Seetaan- jàng lañu saytuwaat ko, war saytuwaat ko. C'est ça. jàngal ñu loo xam boole ne ci gi di yor ay màgget yu jàng léeg-léeg ñu wan la université man damay laajte ñi ñaata jabar ak ñaata doom lañ bàyyi ca kër ga. ay Donc, paa yu nekk université ba léegi génn. waaye dañuy wax ne itam jàng du wees. non jàng ndax man dama ci am xarit yoo xam ne ñoo ma mag fuuf waaye dañuy wàcc Dëgg la. ba noppi yaa nga sa Non, biir ñu dëgg la. ne ma déedéet maa nga ca mais amphi xam ma nga ne ñooñu kañ la jàng may xam jeex nga ñooñu nangul nañ leen ko ndax ñooñu Am dañoo nañu métier. liggéeyi waaw waaw ba jàng waaw. jotee dañoo jàng ñooñu dañu dem pour bëgg a xëy na dolliwaat leneen Dëgg la, ndax dafa am dëgg ñoo la. xam ne jàng la ñu bëgg ba la ñuy nelaw Dëgg la. sax dañuy liir c'est vrai Dëgg mais la. dama ne nga war a toll ci yor kër Waaw. war a jàppale sa papa ca dépense ba Axañ kay. sa yaay war laa xaar ci lu bari nga nekk université rek yow bëgg faa dëkk rek di grève xam nga soxna si. waaw soxna Linguère Mami Diop. mbokki te jàmbur daf maa tàgg léegi moo tax. ma nga wallaay dëgg la wallaay moo tax ma yokk ci mbokki jàmbur xam nga xale bi toog ci université am bourse. su génnee. amatul bourse. amul métier. moo tax xëy na yenn saa yi dañuy def arbitrage. mais li am solo même xale bi nga jàngal ba 15 ans xam nga soo demee ba 3e fexeel ba yóbbu xale yooyu fépp nga yóbbu leen ba 3e. d'accord xam nga soo jëlee primaire redoubler amatul. dëgg la mën nañoo dem ba 3e 6e ba kii ñu dem ba redoubler dootu am. waaw donc ñëpp nañ dem ba 3e. léegi nag ñu def examen. ñu fi def examen ñi amul niveau duñ jàll seconde. waaw yaa ngi may dégg. waaw. mais nag danay am lu mu nul am na lu mu tëye ci li nga ko jàngal. su ko defee ñi nga xam ne amuñu niveau dem seconde jàng ay mathématiques yu comme dafa ay S1 yu mel noonu comme ça en masque ñooñu da nga leen di jël nga defal leen formation. ñenn ñi da nga leen yóbbu ci des centres de formation professionnelle. am na dëkk yoo xam ne man mii ñu doon bind seen plan laa bokk. macha allah dëkk Afrique soowu jant bu ci waxul anglais ba ñuy bind plan am teew na. li may wax nag maa ngi koy wax ca kaw. waaw soo jëlee Côte d'Ivoire Mali Niger Bénin Togo Mauritanie Sénégal Guinée Bissau foofu yëpp liggéey na d'accord ci seen nan la ñuy yore seen am na dëkk yoo xam ne même Afrique centrale Gabon
dañu bind seen ne fukki téeméeri xale yoo jël yu àgg 3e 35 yi ci centre formation professionnelle laa leen di yóbbu. très bien. Sénégal xëy na 5 rek fi ñu toll mooy dem ci formation professionnelle. Sénégal. alors que. oui kooku damay ñëwaat ci émergence. émergence li mu soxla mooy ñooñu jaar ci formation professionnelle parce que usines yi ngay taxawal. ñooñu lañ gën a soxla. moo tax yenn say nga gis dikk boo xam ne. ñu may kii chance macha allah allo. allo oui. allo. allo oui allo. salaamaaleykum. on est en direct sur l'émission. oui. Voilà, on passe ou bien ce qu'on pense, on le dit à vous. Mais vous êtes en direct avec TFM. Ah, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ce que j'ai vu là, le mot vite fait. Waaw. borom chapeau bi borom mbaxane bi. Monsieur Lo Moubarak. Voilà, monsieur Lo Moubarak. Waaw. lu mu wax. Waaw. dégg nga dégg sama wax bi baaxul. ñu ngi lay dégg bu baax monsieur Lo sax mi ngi lay dégg. la cherté de la vie au Sénégal. waaw. monsieur Lo wax na lu am solo. dëgg la. monsieur Lo wax na lu am solo. Sénégalais. L'émergence suñu jikko la. Tant que les mentalités là les jikko yi ñu changé. dara du dox ci réew mi. dëgg la. il faut jikko yi ñu changé. tout à fait. il faut que bon réew mi les dirigeants là ils doivent travailler sur la mentalité des Sénégalais. man mi wax télévision yi ñu toog yi ñëpp suñu jikko yi baaxuñu dara. ndeysaan. très bien. ay waay doy na waar te nag li am ci réew boo ko dee xool. mooy am ci biir kër yi li am ci biir kër yi ni ma ko waxee mooy génn ñëw ci société bi. bien sûr. ne kër sax borom kër noppal ko ngir ñu noppal ko bokk na ci. ñu jëm ca fa mu bëgg ñu jëm li ma naan xale yi. mësu leen gis baay boo xam ne wala ndey boo xam ne daf lay yóbbu ca fa baaxul fa mu lay yóbbu toujours fu baax la. bu narul woon baax sax sunu borom def ci barke. waxtu wi daf doy ñu bëgg a baax dab. très bien mu tàggatoo ndax waxtu bi kay dab nañu. est-ce que ñun dinañ gaaw a émergent ndax ñun. waaye yàlla na nu gaaw a émerger. mais ñun sénégalais bëgguñu suñu yëf bëgguñu liñ moom. lu ñuy defaree ci dëkk bi rek. ñun waa dëkk bi dañuy sikkal. dëgg la. xam loolu nga est-ce que dina tax ñu émergent. xam nga loolu par exemple soo jëlee dëkk mel ne Corée xam nga moo tax tukki baax. waaw man fi ñu toll soo ma laajee dara. dama naan yar xool àdduna bi bu yëpp. baax bu baax. dëkk ba ko fay def. dëgg la. xam nga Corée am na moment boo xam ne. ñoom ñëpp dañuy jënd coréen. Corée. lañ liggéeyee foofu. fa lay pour jàppale économie bi. Corée d'abord. Corée d'abord. très bien donc nit ki soo bëggee dem il faut nga fonk sa bopp. dëgg la. ah problème boobu da lañ am. il faut nga am discipline. il faut nga former sa bopp. nga nangu ñu former la. c'est-à-dire ci laa doon ñëw léegi bi may wax ne. xale yi nañ leen jàngal métier. dëgg la. parce que même niveau rural bi. soo jëlee village boo mën di jël. dana soxla menuisier. soxla na électricien. bu baax. yenn saa yi électricien bi. par exemple ñoom rek ma dëkk yenn village yi Louga lañ koy jëlee ji. waaw parce que amul ci village bi. dëgg la. mais soo mënoon fexe ba village bu ne nga former xale yi ci électricité. c'est bien. ñii nga former leen ci maçon. yenn saa yi maçon sax laa wax. waaw. pour nga gis ko ci dëkk bi day jafe. da ngay jërëjëf. obligé dem fu sore sore. Ma donc ngoog. daal li may wax waaw. nañu takku. incha allah. nañu takku. nañu takku ci état bi. mais nañu takku aussi ci nit ñi ci famille bi. xalaat yi. xam na dëkk yi gën a dem fii ñu àgg ñun fépp mën nañu fa àgg. incha allah. man soo demee France. ki jiite région Île-de-France. ñoo bokkoon benn classe di jàng. ki jiite Île-de-France. te mi ngi nekk candidat présidence France. ndeysaan kooku su macha allah ñëwee. waaw. naan ma seen réew mënta dem mënu ma ko gëm. parce que Dëgg ñoo la. bokk li ñu jàng. waaw. li des rek mooy nit ñi takku. dëgg la. ku ne futteeku. ñu liggéey. incha allah da ngeen gis ne réew mi dana àgg fu sore sore.
jërëjëf Lo ñu ngi kontaan lool ci yi nga fi soulevé tey yëpp bu ci nekk thématique la ci biir boppam ndax waxtaan bi waxtaan bu am solo la xale yi jàngi leen métier gis ngeen ni ko monsieur Lo waxee ñoom Evatra ni ma ko waxee ba ñuy nekk xale ndoy baan di jàngi métier dafa am ñu doon ne simple couturière noonu la ñu doon tuddee kii mécanicien simple la te pourtant kooku bu nekkul ci réew mi du dox parce que soxla nañ fi ay maçon soxla fi ay menuisier soxla fi ay couturier soxla fi ñeneen ak ñeneen ba ci intelligence yu bees yi xew nit a nekk ca gannaawam itam di ko def loo ne tey boo waxee Facebook tëbul rek wane boppam faaw ay nit ñoo nekk ca gannaaw te yooyu yëpp ay métiers yu bees la macha allah loo kontaan nañu li ngee mu bàyyi la yow itam nga amaan mbégte bu baax toog xam naa tey moom xam naa ci amphi bi lañ nekkoon daal tey moom dañoo toogoon di jàng wax dëgg yàlla ndax wax ju am solo ji c'est l'université populaire waaw tey itam sama xel dem ci Fatou Sow Sarr waaw tey moom waa université naka lañ tuddati sax virtuel moom tey nangul naa leen ndax tey xam naa gars yi yëpp moom lañ dund tey am mbégte bu baax ci waxtaan bi ndax déglu nañ ci lu am solo waaye dañuy ñëw rek ci ki jaar ci yére bi muy waa Dubaï Sacré-Cœur man sa bëgg naa wax fa dëgg yàlla madame Silla Ndeye Fatim moo jaar ci yére bi di wax ne mi ngi ci collection wu màggal gi Illa Touba yéen ñi nekk ak man ci collection wu màggal gi yéen ñëpp itam xaar leen seeni bos dina génn incha allah numéro mi ngi ci 77 208 14 58 77 208 14 58 di nuyu nag maman su kay jëng bu baax a baax yaay Amina Duudu sama yaay jooju nga xamante ne yow moom lépp lu nekk ci yow rek jàpp nga ci ñun jàpp nga ci bu baax a baax a baax di santaan ñëpp di gërëmaan ñëpp ba lundi incha allah. très bien Evatra mi ngi remercier bu baax a baax Ndeye Ami Coiffure su ma waxee Ndeye Ami Coiffure danaa nuyu waa Beya Coiffure ndax damay jàbbante ci ñaari salon yooyu macha allah keneen ku may remercier mooy Bamana Couture ni ma koy waxee rek dama bëgg seen ay modèle du parce que sax maa koy dessiné waaye tenue bu intemporel moom la jamono laaj fu ñu ma wooyee rek ma dem fu mu ne nii boo bëggoon ma gunge la ca palais ba mami damay dem soo bëggoon ma dem ca ngénte damay dem macha allah et conférence yi tam mën na ma caa dem très bien kon ñoom ña nga nekk ci 77 321 08 74 77 321 08 74 beneen numéro bi di 33 821 64 72 bu ngeen ñëwee rek mbubu mi nga xam ne ba large la àndal ñu ñawal leen ko delloo leen ca année 80 ya te tey la gën a xew macha allah ndoy baan. jaajëf merci beaucoup Eva di ñuy ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan defe naa ni. ñàkkul ni jàng nañ ci lu bare bari di nuyu mon ami Cheikh Ndiaye ca Mbour mi ngi ñu doon seetaan Cheikh Ndiaye borom Mbour ñu ngi koy nuyu bu baax très bien di la remercier professeur vraiment émission bi riche na xam-xam génn na fi macha allah ñuy ñaan rek waa Nguur gi su fekkee say xarit lañu ak yooyu may samay xarit lañu waaye wax leen dund gi seer na très bien daal xool def benn assise boo xam ne daal wax dëgg yàlla dund gi day wàññeeku très bien surtout location waaw mais li ci neex itam nee na jëm 2030 am na noo xam ne bu ñu ko parce que tout est comportement am na noo xam ne bu ñu ko doxalee rek xalaatee ko gisee noonu comporté woo noonu incha allah 2030 dinañ ci mën a génn yàlla na nu yàlla may fekkee ak tal defal ko sunu kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa àddina yi waa régie ñu ngi leen di remercier Evatra dafa tàmm di gént te nag firi gént mi ngi ñëw sama gént gi daal saa bu ñëwee rek ma ne na gën a dalal sama xel wax ma ndax gént gi daal exactement noonu la kon Seydi Bapulo moom la ñuy cédé place bi mu ñëw toog doon nit ku baax macha allah xarañ te am xam-xam TFM moo ni mel jërë ngeen jëf Fatima merci à toi et à toute la régie